kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant la jox sa wàccuwaay man la Dame Mbodj secrétaire général national bu Cusems authentique dama bëgg a ñëw rek ak yéen ci benn xew-xew boo xam ni am na fi bëkk démb nga xam ni kuréel gu tudd UNESCO moo ko woote woon te mu woo ci ñi nga xam ne ñoom la jàpp ni ñoom ñooy acteurs yi nga xam ni ñoom la bëgg a waxtaanal ci mbir moomu atelier boobu nag li taxoon ñu woote ko le 21 22 ak 23 décembre bii nu génn mooy UNESCO teg programme am boobu mu tuddee éducation sexuelle bi nga xam ni bu ngeen fàttalikoo ci ginnaaw ñaari at ci ginnaaw Serigne Mbaye Thiam ministre de l'éducation nationale taxawoon na fi tuumaal leen ñoom UNESCO ni dañoo ko bëgg a imposer ñu dugal éducation sexuelle ci biir njàng mi surtout au niveau de l'élémentaire lawal ko nag ci moyen ak secondaire bi coow loolu bi mu amee ñoom UNESCO menacé woon nañ ministère éducation nationale wax ni am nay atelier yu amoon avant loolu et que ñi ngi bëgg gouvernement Sénégal jël engagement wax ni loolu Serigne Mbaye Thiam wax parole boo xam ne la gouvernement Sénégal ànd na ci et que gouvernement Sénégal àndu ci ñu introduire l'éducation sexuelle dans nos écoles boobaak léegi kenn tontuwu leen ñoom waa UNESCO léegi nag fi mu toll nii moom ñi ngi jël beneen jéego maanaam ñi ngi accéléré parce que ci nguuru président Macky Sall moom ñoom lépp lu ñu bëgg rek jàpp nañ ni bu ñu gaawantoo war nañ koo mën a am moo tax fi mu toll nii ñu ngi ci phase d'accélération bi donc loolu moo indi woon atelier bi am bërki démb te ñu invité ci ay jàngalekat yu bëri ay professeur économie familiale ña nga fa woon ay professeur SVT ña nga fa woon ñooñu tuddee seen bopp syndicat majoritaire maanaam le G7 ña nga fa woon ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk genre ci ministère éducation nationale ña nga fa woon te genre boobu sax damay wax toujours man ni lu ñu war a jëlee ci njàng mi la parce que yëfu caaxaan la ministère boo dem am na bureau genre bu fa nekk te genre boobu dinaa ci ñëwaat ci kanam du lenn dul xool yoon wu ñuy def pour yàq suñuy xale pour gëmloo leen ni leen góor ak jigéen léegi ñoo yam ci lépp bu la neexee ñaari góor ak góor ànd ñaari jigéen ak jigéen ànd moom mooy li ñuy tuddee programme LGBT donc lawal nañ ko ci seeni réew ñoom Europe léegi li ñu bëgg mooy lawal LGBT yi ci seen curriculum bi c'est-à-dire li may tuddee man en français LGBTisation de l'enseignement au Sénégal c'est-à-dire fexe ba góor jigéen law ci biir njàng meek njàngale mi nu ñu koy defee mooy fexe ba suñuy gone accepter wala tolérer góor ak jigéen góor ak góor di ànd wala jigéen ak jigéen di ànd ku nekk yore say yaram ni nga ko bëggee def ci li la ci neex xam ne yow daal sa plaisir rek moo am solo waaye yi ci des yëpp amul solo ñu jàpp ne léegi donc comme ñoom nañ ko jàppee famille dootul rek góor gu takk jigéen mais même ñaari góor kenn ki mën naa nekk jëkkër ji ki ci des nekk jabar ji ñaari jigéen également kenn mën naa nekk jëkkër ji ki ci nekk jabar ji ñu mën a adopter seen doom yore seen famille parce que famille dootul góor ak jigéen ñu jur seen njaboot ñoom noonu lañ jàppee famille ñoom Europe loolu nag lañ bëgg a lawal ci biir njàng mi te fi mu toll nii doon nañ sax am luñ ciy seet mais actuellement ñu ngi ci phase d'accélération bi parce que jàpp nañ ni balaa nguuru président Macky Sall la jeex nañ gaawantu bu ko defee dëxëñ liñ bëgg a dëxëñ lépp ci sunu njàng meek njàngale mi loolu nag ñun sénégalais yépp ñoo war a taxaw ni lii du fi amee c'est inacceptable man nag la may wax ni rencontre boobu ñu def le 21 le 22 ak le 23 ci njiital UNESCO mi nga xam ne moo yore programme mu LGBTisation de notre école maanaam dugal ngóor jigéen ci suñu biir école bi man jàpp naa ni man su ma fa nekkoon man nekkub syndicat coow dana fa am parce que man bu boobaa scandale lay indi ca réunion ba woo journalistes yi alerter tout le peuple sénégalais wan leen ni ñii nag ñi ngi accélérer actuellement waaye duma fa toog sax naan dama leen di dégloog su ma paree dinaa dem xool lu may rendre compte kee wala kële kon nag lii
il faut ñu reeteet ko sénégalais yëpp yëg ko xam ne actuellement ci njiital UNESCO ñu ànd ci ak ministère éducation nationale ñi ngi dem ci beneen phase ci loolu nga xam ne moom lañ tiitoon ñun ñëpp ñoom léegi nag ñu ngi ci phase accélération bi maanaam fexe ba njàngum góor jigéen mi ñu dugal ko ci biir école bi ba woon suñuy xale ni leen góor jigéen bënul ni góor ak góor mën nañoo sëy jigéen ak jigéen mën nañoo sëy léegi képp koo xam ne am nga orientation sexuelle boo xam ne yow da ngay def yëfi góor jigéen kenn waru laa boddi ci biir askan wi loolu lañ bëgg a def ci bopp xale yi maanaam dëxëñ ko ci biir njàngameeg njàngale mi ban koy jàngale kooku nag li ma fay leeral sama mbokk jàngalekat yi mooy ñun suñu rôle ñun en tant que jàngalekat en tant qu'éducateur mooy ñu tàggat suñu askan mais tàggat suñu askan ci suñuy valeur ak ci suñuy principe naam da ngeen ma wax ne sunu système éducatif bii moom système éducatif France la mais système éducatif la boo xam si dëxëñuñ ko ci sunu aada ak sunu cosaan ak sunuy diine te loolu warees na cee xeex liñ ci war a xeex ñun ñoo ngi ci te bu jotee dinañ ci def liñ ci war a def incha allah mais li ma gëm man mooy ñun jàngalekat yi waru ñoo nangu mukk ñuy yàq sunu askan di ko jaare ci ñun kon bu kenn nangu di nit ñi di dugal benn xeetu yàq sunuy doom ci biir njàngale mi ñun jàngalekat ñu koy cautionné kooku dañ koy leeral jàngalekat yëpp lii c'est à d'abord dénoncer avec la dernière énergie et nous accusons le président de la République et le ministre de l'éducation nationale mi nga xam ne ñoom ñoo war a dogal won ñii ni moomu leen ñu yéen tubaab yi du ngeen yàq seenum réew yàq seen askan andi fa phénomène góor jigéen lawal ko fa bu na bu bëgg koo lawal sunum réew ñun waruñu koo nangu tey waruñu koo nangu ëllëg kon nag ñoom ñoo nekk au banc des accusés mais ñun ñi nga xam ne ñooy ne ci classe yi di jàngale ñun jàngalekat yi ñoo war a jël suñuy matuwaay muy daara yu lalu yi ak yu diggu doomu yi ak yu kawe yi taxaw tem même suñuy autorité bu ñàkkee fayda ba bëgg a def lu leen neex ñun ñu taxaw dëggal suñu bopp wan leen ni lii du fi amee sunum njàng duñ ci jaare mukk di yàq suñuy doom di leen gëmloo ni phénomène ngóor jigéen donc mën nañ koo tolérer kooku on ne l'acceptera pas kenn bu mu nangu ñu dugal benn coppite ci ni ñuy jàngale xale yi ci lu jëm ci santé de la reproduction boobu nga xam ne moom nañ doore woon ay at ci ginnaaw te léegi ñu bëgg koo lawal nag tudde ko maintenant éducation sexuelle pour que xale yi ñu mën leen a won ni lu leen neex mën ngeen koo def yéen a moom seen bopp bu ko defee ñu daal di koy tolérer lépp li nga xam mooy xeetu mbon ak yàqute yi nga xam moo am ci àdduna ñu lawal ko Sénégal parce que loolu mooy agenda bi nga xam moom lañ yore ñoom au plan mondial te ñu ngi koy réussir dans certains pays mais am na réew yoo xam ne jël nañ leen sànni ca xaj wala leen ñun suñu réew lii du fi amee kon nag ñun nañ jël suñuy matuwaay ñun jàngalekat yi encore une fois notre responsabilité dans cette affaire mooy ñu taxaw tem wane ni lii duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que waruñoo mujje pusa bi mu réer ay tubaab war ñoo jóge fële yore seeni diine ate bëgg ñoo imposer loo xam ne ñun méngoowul ak suñuy aada méngoowul ak suñuy cosaan méngoowul ak suñuy diine ak li nga xam ne moom la fi sunu mag ñu baax ñi def loolu ñun dañ cee war a taxaw laxasaayu ndaxte ñun jàngalekat suñu rôle mooy defar askan wi kon képp koo xam ne da ngaa ñëw pour yàq askan wi ñun ñoo war a taxaw jàmmarloo ak yow pour loolu du fi amee lii message la bu ma bëggoon a joxe rek leen leeral ne daal actuellement nous sommes interpellés ñun ñëpp ba ñu xam ne lii lañ bëgg ci sunum réew te ñi ngi koy labat bu metti fi mu toll nii nekk nañ ci phase boo xam jàpp nañ ne buñ accéléré mën nañoo am dara ñoom nasaraan soo nga xam ñoom ñoo ñëw pour yàq sunu askan yàq suñuy tuut tànk kon nag ñun lii moom laa leen doon leeral pour que ku ci nekk nga taxaw ci taxawaay bi nga ci war a taxaw maa ngi leen di sant leen gërëm wasalaam